mbokkee xarit yi ñu seetaan maa ngi la ñuy jaajëfal ci ànd gi ngeen ànd ak seen télévision DTV di leen dalal jàmm ci seen émission santé mag tey nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne ni moo di infertilité maanaam jigéen wala góor boo xam ne ni mënul am doom wala yenn saay mbir mi dab ko tey nag ñu fas yéene waxtaanee ak benn gynécologue ak tamit benn urologue mu expliquer ñu lépp feebar bi lan moo koy indi. Depuis 20 ans maa ngi marié wu ma fi sama borom. Métti na leen ndax kuy sëy ku ne bu sañoon am doom métti na trop mais benn côté tam da nga koy sant yàlla rek mais aw ma ci benn problème nag sama jëkkër aussi daf ma épaulé moo tax méttiwul noonu daal sant yàlla rek mais nag moom nit ku ne nit nga ndax des fois dina métti trop si man. dem naa fu ne dama découragé toog dem naa fu ne. faju naa ci docteur dem naa faju olof après ma découragé toog da ngay dajeeg ñu baax de sincèrement da ngay gis koo mbinul sax mu dajeeg yow woo la nga boole laa nit léeg-léeg nga daje ci ñu baax wax dëgg yàlla mosuma see dajeeg ku ma xoolee benn bët bi wala bu ma ko defee tax mënuma ko mais dund naa si nag lu métti si biir kër fi ma doon sëy te du sama njëkk du sama pécco ko daal laa dëkkaloon may wax yu métti di ma sentir loo carrément que ni que aw ma doom. Au début sama jëkkër sax pour mu doon dem seeti urologue jàppante na ci sax ay yoon parce que da ngay dem ci gynéco mu xool la moom yàgg na la foog sa jëkkër dem def kii dem xooli urologue mais des fois dañ may jox analyse sax mu def ko bu génne ñun mën a dem xooli urologue. mais des fois day dëgër balaa mu doon dem daal métti woon na mais à la fin mujj na dem dañ defee ne doom bi xëy na ci sëy bi la bokk waaye man sincèrement moom sama jëkkër côté boobu moom amu ci benn problème dëgg yàlla wax dëgg yàlla su ma ko jooyaan sax day mer dama bu ko jooy bu waree ñëw rek dina ñëw. sentir ma ko ndax macha allah sama frère yi ku jur jox ma ñii di ma ci tuddee doom. sama doomu sœur yi comme samay doom ndax nañ ma jege bébé nga fi fekk ni moom tam ñu ma ko joxee matul 1 an ma yor ko peut-être looloo tax tam sentiru ma ci yenn métti yi waaw ma koy sant yàlla aussi famille daal daf ci am solo même bu la nit ñi gisee beneen façon sax sa famille bu ñu la encadré rek peut-être métti bu demee noonu muñ rek jël lépp teg ci loxo yàlla li may wax yàlla bu tuddee doom ci sa dund moom kenn mënu ci dara fu mu jaati na yow muñ rek lépp lu ñëw na fekk li gën waaw muñ rek a fi nekk. ba mu nekk nii sax waxatuñu stérile parce que stérile mooy li nga xam ne moom mënatul ne mooy jigéen bu mënatul jur ci boppam te dañuy moytu terme boobu noonu parce que koo ko wax rek àddunaam day tukki donc léegi liñ terme yi ñu gën a utiliser mooy infertilité muy jigéen boo xam ne ëmbul. léegi nag su boobaa ñu xool lu tax ëmbul lan moo ko waral li koy waral bëri na li koy waral am na si yoo xam ne par exemple si ndoxu jigéen bi lay nekk donc jigéen dafa am boo xam ne day circuler mooy tax muy gis règle mooy tax muy nen ñuy wax ovulation moo mun a daje ak wala jaar yu nekk doom loolu yëpp ci ndoxu jigéen la su jeexee ñu lay wax ménopause ak yooyu noonu donc yooyu noonu su amee perturbation dafay andi perturbation ci defaru nen bi ci defaru utérus bi fi bébé bi war a tëdd ak yooyu yëpp daf ci andi ay conséquences su fekkee ne loolu dafa am gàllankoor. beneen bi ëmb su ñu nee ëmb mooy nen dina am donc nen dafa am qualité bu mu war a am bu mu war a nekkal te loolu ci ovaire yi lay nekk donc il faut que ñu mun a am ovulation bu baax donc qualité ovaire bi dafa war a baax ndax qualité nen bi mun a baax donc soo amee ay problème ci ovaire yi ay xeetu kyste ak yooyu noonu su boobaa mun na andi tamit gàllankoor pour am ëmb donc soo jógee foofu nag da ngay dem ci butitu njurukaay jigéen donc butitu njurukaay bi am na yoon bi fi ndox bi maniou bi war a jaar ñu wax col foofu su amee ay jafe-jafe tamit maniou bi du mun a egg ci biir soo duggee ci biir nga am li ñuy wax muqueuse mooy fi nga xam ne doom ji fa war a lalu
donc foofu tamit su amee ay xeetu fibrome yooyu ay polype ak yooyu noonu dafay occuper place boobu te dafay tax jigéen bi di def lu bari ay avortement wala sax mu bañ a ëmb ci boppam wala am yenn xeetu fibrome yu rëy rëy yi wala ay xeetu malformation yoo xam ne jigéen mën na juddoo ak moom wala loo xam ne da ko dab donc nga continuer di nga dem ci li ñuy wax trompe yi mooy loxo yi donc foofu mooy fi nga xam ne rendez-vous bi fa lay xewee le plus souvent nen bi su ñëwee wala jaan bi yéeg ak maniw bi ñu yéeg foofu la ñuy njëkk daje def nen bi door a wàcc ñëw lalu ci biir bëtitu njurukaay bi donc foofu tamit su fekkee ne dafa fatt wala mu jotoon ab ay xeetu infection yu ko fatt wala sax ku jigéen ki juddoo ak mu fatt wala mu ñàkk ko am yooyu yëpp day am yooyu tamit foofu su amee problème tamit loolu dafa andi gàllankoor donc yeneen yi ñuy faral di gis tamit mooy nii ñuy dundee comme nii ñu ñëw nga am yenn âge yi soo toogee ba am yenn âge yu élevé yi tamit jur bi day xaw a jafe parce que soo seetee à partir de 35 ans daanaka sa possibilité probabilité yi jur doom dafay wàññeeku lu bëri. Donc âge bi dafa am solo ba pare ak aussi ni ngay lekkee ni ngay defee sport ak yu demee noonu su fekkee ne da nga am yaram da ngay am probabilité di def yenn feebar yoo xam ne day tax ba doo mën a nen bu baax ak yu demee noonu donc su boobaa wàññeeku da ciy baax. Après nga ñëw si aussi ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo alcool sàngara ñiy tux ak ñiy jël ay drogue ak yooyu noonu ñooñu aussi dañuy su si bëri dañuy am problème pour mën a am doom wala di def yenn avortement yi yooyu noonu alors ñiy def aussi sport de haut niveau ñi def sport buy jël temps tout le temps ba nga xam ne jigéen bi sax day mel ni góor lay doon tellement que dafay def sport bu bëri donc loolu aussi mun na andi gàllankoor ci biir. Voilà. Après le reste nag y a le stress, y a la condition de vie ku jigéen ñi comment elle vit parce que ki nga xam ne dafa bëgg trop doom day nekk ci xol bi téye ko bon kooku tamit mun na stress bi mun na tax ba voilà yi war a fonctionner normalement duñu fonctionner parce que day stressé mooy ma la doon wax yoo xam ne day dab ku jigéen ki yooyu ci bëri ci infection yi la donc jigéen bu am infection li nga war a def mooy vraiment demal ñu consulter la jigéen ñi nag moom dañu tayal dañuy jóg rek dem pharmacie ne lii ak lii laa am ñu jox ko lii mu dem voilà su tëwee mu door a ñëw hôpital donc vraiment ku ci am infection muy xasan muy xel li yooyu yëpp di am xet ak yooyu jógal nga dem soo demee dinañ la xool bindal li la war a bindal parce que problème bi mooy di nga def infection bi du infection moo lay sonal infection bi li muy jur ci biir li ñuy wax séquelle loolu mooy problème bi mooy andi ay fatt-fatt ci bëtitu njurukaay yi ci trompe yi yooyu noonu yëpp ba voilà nga bëgg a ëmb nag problème ñëw nag xeesal c'est des produits chimiques la jigéen ñi nañu bàyyi xeesal produit chimique la dafay jaar ci sa deret dugg ci sa deret dem perturber sa hormone perturber la complètement il faut que ñu arrêté yooyu nañ ko nañu arrêté xeesal bi vraiment duñu jural dara lu baax lu ci bëri nag waxtaan bu bëri lay doon bu yàgg pour nga mun a xam ku jigéen ki nan lay vivre donc déjà li ma la wax rek mooy jël tension poids ak yooyu noonu laaj lu muy liggéey parce que yenn saa en fonction de yow li ngay liggéey mun na andi impact ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ay produits chimiques le seul fait que ñu utiliser produits chimiques yooyu noonu ay pesticides ak yooyu mun na bloquer affaire ëmb bi donc ñi nga xam ne comme ay góor yi nga xam ne dañu nekk ci luy tàng bi fii di liggéey foo xam ne dafay tàng ak ay ordinateur ak ay rayonnement yu bari ñooñu aussi dañuy nekk à risque tu vois donc di nga waxtaan ba xam bu baax nit ki nan lay dundee li muy lekk mi ngi sport mi ngi nelaw bu baax naka nga mën a xam degré bi mu bëggee doom bi fan la toll ñaata at la sëy ëmbagul mosoon na sëy avant mosoon na am doom avant yu yëpp da nga koy laajte parce que dafa am solo ki nga xam ne mosul jur ak ki nga xam ne juróon na mu taxaw ak yooyu ñu ngi leen di jëlee ba tey du bokk donc seet bi da ngay seet góor seet jigéen parce que ëmb moom góor la ak jigéen
donc nga xool leen soo waxtaanee yooyu yëpp nga am say données su boobaa nag nga tëddal ko nga consulter xool yaram bi xool ndax physiquement yëpp normal na ndax déjà jigéen la parce que c'est pas parce que am nga 25 ans rek que voilà sa lépp mat na lépp ñëw na am na ñoo xam ne duñu gis mbaax am ñoo xam ne seen kanam lépp ñëwul seen butitu jigéen ñëwul am ñoo xam ne duñu sax am ween donc yooyu yëpp mi ngi ci donc su boobaa nga xool ndax loolu la ñuy wax caractère sexuel secondaire yi ndax loolu yëpp mat na su boobaa après nga mun a defaale échographie par exemple xool nen yi xool butitu njurukaay bi ak yooyu noonu après nag nga bind yeneen examen yi ñu war a def bëri na nag yi ñu war a def parce que bu ci nekk comme ni ma la ko waxee di nga ko xool partie bu nekk xool trompe yi xool utérus bi xool ovaire yi def hormones yi mooy xool connexion bi ak cerveau bi ak ndoxu jigéen bi yooyu noonu mooy hormones yi nga xool loolu yëpp ndax mi ngi marché voilà en tout cas daal di nga def examen yi nga war a def yëpp pour mun a xool ndax amul fan la blocage bi nekk su boobaa nag nga mën a xalaat nan nga koy traité te loolu da nga koy def ci jigéen ak ci góor. traitement bi toujours c'est fonction de cause bi lan problème bi fan la féete ki nga xam ne dafa am problème pour di nen weer bu nekk ak yooyu kooku da ngay jël ay garab di ko jox muy naan yu demee noonu ki nga xam ne dafa am problème ci utérus bi am par exemple ay polype am ay fibrome yi bës muqueuse yi nga xam ne doom ja fa war a nekk kooku par exemple di nga ko opération yi bëri na léegi suuf am na opération yoo xam ne ci kanamu ku jigéen ki la ñuy jaar ñu dem xoos polype bi nànk-nànk génnee ko wala lépp lu fa nekk luy fatt nga dindi ko calmement doo fi nekk di xotti ak yooyu noonu voilà su fekkee ne nag dafa bëri yu mu am su boobaa bon mun nga dem def li ñuy wax ay cœlioscopie par exemple donc bi ma njëkk wax mooy hystéroscopie à part jox garab bi am na yu ñuy wax par exemple ay insémination bi da ngay jël ndoxu ku góor ki nga préparé ko après nga defal ko ku jigéen ki loolu dafay fekk yoon yi baaxuñu ak yooyu noonu su boobaa yooyu yëpp da nga koy pousse nga dem defal ko sa bopp voilà à part loolu mun nañ su fekkee ne dem na du ba nga xam ne problème bi dëgër na souvent dañuy def li ñuy wax ay fécondation in vitro donc loolu laboratoire lay xewee dañuy ñëw defaral ku jigéen ki préparer yaramam pour mu nen yu bëri dugal ko bloc seppi nen yi denc ko jël ko góor ki ndoxam na néew bi préparer ko jël wala jaan yi gën a baax su boobaa nag ñu boole leen suñ leen boolee benn fan ñaari fan mu jox ñu ay ëmb ñu préparer yaramu ko jigéen ki après ñu dugalal ko teel a ëmb teel a def suñuy doom loolu peut-être mooy li ñu war a gën a mën a def bon su mënu nekk ba mënu nekk nag bon yàlla mooy décider yenn infection yi suñ ko amee ñu faj ko am na ñoo xam ne par exemple dañu am ay feebar yoo xam ne dañ leen war a traiter comme ay tuberculose ay demee noonu tuberculose bokk na ci yenn xeetu feebar yi nga xam ne tamit dafay andi comme conséquence difficulté daal jafe-jafe pour ëmb donc yooyu soo ko amee nga teel ko traité jël ko au sérieux jël bu baax sa traitement en tout cas ku ci am yenn xeetu infection yi na nga def traitement bi comme il se doit ñi nga xam ne par exemple dañu am ay cancer ak yu demee noonu ñooñu par exemple fokk nga aar seeni ovaire ak yooyu noonu ba nga xam ne suñu paree seen traitement nga mun leen ko delloo ñu war a mun a ëmb seen ëmb yooyu tamit fokk ñu teel ko suuraale. bu ñuy wax lu jëm ci mbiru jaasir maanaam nit koo xam ni amul doom li gën a bari dañuy xool rekk ku jigéen ki waaye bu ñu doon xool li nga xam ne mën na indi maanaam ñàkk am doom ci maanaam ñaar ñuy sëy bu ñu ko doon xaaj ñett benn bi xaaj bi ku jigéen ki la beneen xaaj bi ku góor ki la beneen xaaj bi ku góor ki ak ku jigéen ki ñoo ko bokk maanaam bu ñuy wax maanaam jaasir nag ca dëgg-dëgg mooy ka nga xam dem nañu ba xam ne mënatul am doom du tout loolu ñuy woowee ci français stérilité léegi nag pour am may maanaam nit ki chance
mën nañu ni infertilité wala hypofertilité maanaam ki nga xam ni ki le dafa sëy lu tolloog at ak genn walla jëm ñaari at te soxnaam jëlul benn pilule maanaam lu ñu woowee contraception planning defu ci benn te doom ñëwu ci bu boobaa mën nañu ni kooku kat xëy na dafa amul doom dafa takk walla dafa amagul doom bu fekkee daf ko musul am loolu la ñuy wooyee di ñu wooyee infertilité primaire bu fekkente ni itam mas na ko am benn yoon walla mu am ko ci yoon yu bare mu taxaw lu yàgg bëgg ko toll ci jamono ji mu ko war a mën a amee te amu ko walla ñuy wooyee infertilité secondaire. waaye li ko mën a waral bari na li ko njëkk waral moom mooy fa nga xam ni fa la ñuy defaree maniou bi maanaam wallax njaan yi nekk ci biir maniou bi ñu koy wooyee spermatozoïde ña ngi koy defaree ci àndandoo yi maanaam ci français ci testicule yi bu fekkente ni àndandoo yi liggéeyuñu ni ñu war a liggéeyee bu boobaa doom mën na bañ a ñëw bu fekkee itam dañuy defar maniou bi defar maanaam wallax njaan yooyu spermatozoïde fa mu war a jaar yoon bu mu war a jaar jaaru fa maanaam yoon bi fat mën na itam indi maanaam nga ñàkk mën a am doom loolu yëpp ne li ko indi mën naa aajo ci ay feebar mën naa nekk ci ay microbe mën naa nekk itam ci du xeetu feebar bi ci gën a bari nag dañ koy gis lu bari bari moom mooy lu ñuy woowee varicocèle maanaam siddit yi canal bi nga xam ni fi la dara ji di war a jóge bu jógee ci àndandoo yi di yéeg di taajuwaat maanaam ci àndandoo yi ci kanam gi boobu mën na indi ay jafe-jafe am na itam loo xam dafay dikk ay xale moo tax laaj ne xale bu juddoo ca maternité bala moo génn salle bi sage-femme bi en tout cas ko ko réew li xool xale bi walla pédiatre bi xool ndax loolu ma nga man nañu ànd nañu seet xale yi am na xale dañuy juddu te duñu indiwaat li ñu wooyee testicule li ñu wooyee maanaam cryptorchidie walla ci tubaab testicule non descendu kooku itam dafa bari te ñu bari xamuñu ko te li ko gën a garaawal moom mooy léegi xale yi seen yaay yi sangatuñ leen dañuy jël jox jànq bi muy sang xamu ci dara mais laaj na ko am doom bu góor bala moo génn maternité ñu làmm ndax doon ji ña nga fa bu fa nekkulee na ko pédiatre bi seet ndax bu fekkente ni indaalewu ko dañ ko war a di surveiller bu eggee ba am at te wàccul boppam dootul wàccati bu boobaa il faut que ñu opérer ko pour wàcce ko te li gën nag mooy diggante bi xale bi amee at ak ba mu am ñaari at bu paasee ñaari at rek mën na indi ay jafe-jafe. éjaculation précoce ci beneen fànn la du affaire fertilité affaire sexualité la mooy ki nga xam ni ki la buy ànd ak partenaire am bala moo ni commencé sax mu jeex maanaam mu egg comme ni ñu koy waxee mën naa nekk ay secondes mën naa nekk benn minute mais du tee éjaculé na du tee que ni maniou bi fa mu waroon jaar ak fa mu waroon egg na fa kooku amul benn problème ndax di sëy na ku jigéen ki xëy na du si jëlee bànneex parce que éjaculation bi c'est précoce mais ëmb na par contre am na yooyu éjaculation prématurée éjaculation prématurée bokkul ak éjaculation précoce éjaculation prématurée mooy ka nga xam dafa éjaculer même avant muy ànd ak ku jigéen ki avant muy jege ku jigéen sax éjaculer na kooku ne bu ko dëkkee loolu la ñuy woowee dóor ay balle à blanc maanaam ngay guerre au lieu nga jël balle yu vrai ngay dóor ci balle à blanc wala ngay dóor feneen. bu fekkee nit dafa ñëw daal ni dafa ñëw consulter ndax amul doom ba dafa yéex a am doom dinañ ko laaj li muy dundee ak li muy kii ci liñ ciy njëkk a seet benn mooy ndax dafay tux cigarette moom loolu moom d'accord nañu ci ñëpp d'accord nañu ci amul lu gën a bon ci nit lu dul tux cigarette. dafa bon ba dafay fekk sax maniou bu fa mu nekk mu yàq wala njaan yi benn bi tux mën na la indil télé koo gis muy tux fukki cigarette par bis bu ko defee ba mu am fukki at su arrêté wulee bu dee am 50 ans dans 60% des cas dootul mën a tee sëy foofu nag laaj nañu taxaw fa tuuti ñàkk mën a sëy ak ñàkk am doom bokkul maanaam mën a sëy muy woowee virilité amul benn relation ak am doom ak fertilité mën ngaa nekk góor di sëy normalement te yow yaa nekk responsable lu tax doom amul loolu bu ñu def confusion bi itam nit yaakaar nit mi ngi mën a sëy rek di sañ man maa ngi sëy normalement góor laa donc je ne suis pas responsable déedéet donc benn biñ ci njëkk a xool mooy cigarette moom dafa bon ndax mun naa yàq maniou bi
dañoo seet ni bu amee ñaari nit ñoo xam dañ leen a xool kii maanaam maniwoom amul beneen feebar tuxul deful dara nga jël kii ñu bokk même condition mais kii du tux maniwu kii tux moo gën a bon maniwu ki nga xam ne du tux donc loolu mooy biñ ci di ko xool am na ñaareel tam mooy métier yi nga xam ni daf lay yóbbu ci fu tàng lool tàngaay bu bare baaxul ci àndandoo yi àndandoo yi bañ koy defar nekkul woon fañ koy làmb maanaam ca suufu roñoo ba ca ndigg li ca biir ba foofu lay formé woo bu xale bi di màgg ci biiru ndeyam muy wàcc nag di génn bu dee ba am juróom-ñaari weer ci la ñuy génn nag dem fa mu nekk pour moytu tàngaayu biir yaram bi bu fekkee ne da ko exposé na ci fu gën a tàng da nga koy créer problème pour mu mën a dox normalement donc loolu itam lu am importance la bu ñu waxtaanee ba xool nag lépp li nga xam ni xëy na fa mu jógee yàggaay bi ndax ñi dafa ñëw ne la ah dama sëy awma doom léegi ma takk beneen jabar amuñu doom ah ana ka nga njëkkoon takk ah tas nañu moom ndax sëyaat na feneen waaw am na fa doom waaw ah kooka sëyoon nag amul doom dem sëy feneen am fa doom nga sëykat amoo doom y a de fortes chances que yaay responsable bi ah dama sëyoon nag kenn amul doom ah ma sëy keneen ba léegi amuñu doom ah dañu xool ndax xëy na kële ñaar ñi amoon nañu problème lu bare bari xëy na ci góor ki la itam wala dama sëyoon am ay doom ba pare daal di takk ñaareel dama jekk takk ñaar ba ñetteel kooku ñoo amul doom bu boobaa dañu ah ku jigéen ki la ndax kii kat moom sëyoon na amoon ay doomam ba pare déedéet parce que loolu mën na la dab ndax xëy na am na feebar bu fa nekkoon di yàq ndànk-ndànk mais comme da nga teeloon a denc teel a am ay doom sa jabar taxaw moom tam amatul woon problème parce que dañu am na ñaar ñett ba ñeent léegi nag boo takkee ñaareel kooku ñoo bëgg am doom ñëwul kële itam di course bëgg a amaat doom ñoom ñëpp di commencé ci seen sage-femme seen docteur ñu def bilan yëpp ñu ne ah kaay nga dem seeti docteur bi déet pourquoi man am naa doom déedéet kaay ñu seet la yow itam parce que yow mi yaa am feebar boo xam ne bi la avec le temps dem na ba léegi nag gàllankoor sa mbiru am doom loolu important la am na nag ñeen di seetee dañ leen di seet comme ni jigéen ñi di seete jigéen ñi maanaam gynécologue bi ni muy xoolee ku jigéen ki la ku góor ki dama war a docteur urologue bi seet ko mais nag li gën mooy ñu seetandoo leen maanaam mënoo di toppatoo mbiru ay doom ñaar seq ko ku góor ki ñu koy seetee mbadaxun di seetee caajaay ku jigéen ki mënul nekk il faut que ñaar ñeen di seet ñu communiquer ñuy waxtaan moo tax bi bind lettre ki nga xam ne mooy xool ku jigéen ki laaj ko ki ngay seet muy soxna diw bi ñëw ci man lan nga gis ci moom bu boobaa dina gën a yomb bu nekkoon nag ci même centre bi ñu am benn dossier docteur di mënti waxtaan moo gën a ci encore bu fekkee na ni maanaam li ñuy woowee diagnostic dem nañu ba xool yëpp am na nag boo xam ne moo ci njëkk mooy boo ko seetee ba pare bu ko yaramam il faut que ñu def li ñuy woowee test postcoïtal maanaam il faut que ku jigéen ki mu sëy bañ a raxasu dem ca laboratoire ba ñu xool ndax la fa nekk ci biir ndax maniyu ba am na ay wallax ñaan wala déet bu dee dañ koo seet gis ci wallax ñaan ñu doy lépp normal bu boobaa yaakaar nañu ni dugg ci góor gi waaye bu fekkente ni dañ koo xool mu xaw a am ay perturbation dañ naan ah attention bu boobaa nag góor ki na dem laboratoire pour def analyse bu ñu woowee spermogramme maanaam dafay génne ci maniwam ñu seet ko loolu nag dafa jafe ci góor ñu baree bu dee loo xam ne dañ ko mën a bàyyi la jox ko mu bàyyi ko te bi ci njëkk mooy cigarette man du ma jox benn malade garab te bàyyiwuloo tux boo bàyyee tux ba pare ñu bàyyi 3 mois ñu defaat contrôle maniw bi man gis naa ñu bare sëy di tux amuñu doom ñu ñëw ñu arrêté loolu leen cigarette ñu arrêté ko dans les 6 mois ñu am doom beneen bi ci nekk mooy xeesal dañ koy wax mais waxaguñ ci lépp man gis naa ay jigéen ñu sëy amuñu doom ñu dem fu nekk consultation ba ñu ñëw ko ñu nga weex taal nga arrêté loo leen xeesal ñu bàyyi ko au bout de 6 mois ñu ëmb ndax lan la ñuy jël jëfandikoo pour xeesal lu ci bare ay mbir la yu lay góoral li ñuy woowee virilisation ndax boo xoolee ñiy xeesal bu yàgg boo leen seetloo dañu am ay moustache góor a ko moom dañu am ay sikkim góor a ko moom dañu am ay face mais face góor a ko moom am ay karawu dënn mais karawu dënn ji góor a ko moom ki nga xam ne dafa jël nag maanaam ñu woowee fonctionnement physiologique
mu transformé ko def ko physiologie wu góor waaye kooku am na problème parce que bu boobaa sëyam dina gàllankoor maanaam njurukaayam mën na gàllankoor ndax dafa transformé physiologie am en physiologie d'homme donc mënoo di faj jigéen mu naan damaa bëgg doom di xeesal te bàyyiwul xeesal donc loolu itam bokk na ci combat bi ñuy mënee naan ñu bàyyi xeesal bàyyi tux ces deux éléments na ci dugg mais am na jigéen ñuy tux itam nañu bàyyi tux parce que ni tux di gàllankoore maanaam ki affaire yi sëy bi ak njurukaayu góor lay gàllankoor itam sëy bi ak njurukaayu ku jigéen ki am na ci yoo xam ne nag il faut ñu opérer leen mais li may wax toujours maladie opération la ñuy def dañ ciy sababu rek kenn mënul garantir kenn ni ko lii am nga ko su ma la opéré nga am doom kenn c'est-à-dire que docteur bi faj la am wéral yàllaa ko moom. la góor ñi xam ni mën a sëy du tax nga am doom virilité ak fertilité bokkuñu. deuxième chose bu fekkente ni ci couple doom dafa amul affaire couple la du affaire ku góor ki wala affaire ku jigéen ki il faut nga seetandoo ku góor ki ak ku jigéen ki en même temps. nan lañ wax a mën a def tey jii ba fagaru ci ñàkk mën a jur nan lañ wax a dundee yan comportement lañ wax a mën a am ngir jàppale suñu yaram ba mu wax a mën a am doom ni mu waree normalement te du am benn difficulté tey loolu lañ jagleel suñu minute conseil. ñooñu daal li ma bëgg mooy ñu jóg dem consulter wu ñu bañ a toog rek di naan dañuy xaar yàlla bay sa tool da ngay jóg sabab lu def li nga war a def su boobaa suñu waroon fekk la ci. parce que yaa ngi toog di xaar xamoon ndax am na loo xam da nga ko war a fekk yàlla moo ngi jox xam-xam bi soo jógee nga dem nga seet ñu gis ne lii ak lii ak lii la ñu nit ñu góorgóorlu ci ba yàlla nangu suñu ñaan mais soo toogee sa kër noonu di xaar rek ju bëri def nañ ko fi ba après heure bi ñuy ñëw de fekk c'est trop tard ne ñi jeex nañu mënatuñu ëmb donc te ñàkk ëmb ci jigéen dafa metti ci suñu société surtout Afrique bi ñu nekk doom dafa neex. donc ku sañoon di nga ci am donc en tout cas daal ku ci toog nga sëy at ëmboo jógal nga dem xool sa bopp yaak sa borom kër ndaxte problème bi mën na nekk ci góor mën na nekk ci jigéen parce que lu ci bëri soo jëlee problème bi ñetti partie la benn partie bi ci jigéen lay nekk beneen partie bi góor mooy am problème beneen partie bi nag ñoom ñaar ñëpp dañuy am problème donc soo leen sëyee 1 an vraiment jóg leen yéen ñaar ñëpp consultation. Une bonne hygiène de vie, avoir un corps sain, comme on dit, une bonne activité physique, éviter tout ce qui peut obérer, ñu moytu lépp li nga xam ni mën na yàq seen santé te man duma ci wax ñeenti facteur benn laay wax cigarette. Il faut cesser de fumer. dañuy dem hôpital te góor ñi xam ni ñoo jigéen ñi ñoo bokk mbiru jaas yi maanaam ñàkk am doom boo jëlee ñetti cause boo ko defee ñetti xaaj benn xaaj bi góor gi mooy responsable benn xaaj bi ku jigéen ki rek mooy responsable beneen xaaj bi ñoom ñaar ñoo ko bokk. doom moom yàlla moo koy joxe fu mu ko tudd lay ñëw ñu xool li taxoon ñu àndi sëy xam nga kenn du di ma nañu sëy pour am doom parce que fekkoon ne am na fu ñuy jaayee doom moom man dootuma consulter ci damay dem ubbi benn boutique Sandaga di jaay doom mais fu ko yàlla tudd dina fa ñëw da nga gis couple yoo xam ni le gynécologue bi xool na li mu war a xool yépp du gis dara ko ci ku jigéen gi urologue boo xool góor kii ba mu jeex du fa gis dara lu ko mën a gàllankoor te pourtant amuñu doom parfois nga gis kenn ku ñëw gynécologue bi xool ku jigéen moom ay xol yi mu réeree bañ ak kii de ëmbam dina jafe mais mu ànd ak góor am doom wala nga gis góor goo xam ne gi leen mën dafa jaxasoo ba nga ne kii de xëy na du mën a am doom mu ànd ak jigéen joo xam ne yàlla daf ko baaxee mu am fertilité bu fécondité bu élevé mu ñëw ñu ànd mu am doom donc ñu xam ne yàlla mooy joxe doom dañuy sabablu rek. comme ni ko urologue bi waxee waaye tamit gynécologue bi ñëw feelu ko ci wàll gi wax nañ mën a soppi suñu dund bàyyi yenn jëf yi nga xam ne ni day tax ba tey ji du yombal xale bu jigéen bi wala xale bu góor bi mu am doom mel ne si di toox wala di xeesal mbokk yi xarit yi ñu doon seetaan maa ngi leen di jox dig daje fii ak fukki fan ak juróom pour beneen numéro Santé Mag d'ici là restez scotchés DTV et vivez la magie de la télé.